di leen di sant di leen di gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média doore kak kon projet attentat terroriste gi nga xam ni kon am na ay samba boy yu ko doon waajal jëmale ci ab hôtel gu nekk fii ci biir Dakar loole nag ñu fagg ko kon moytu ko lu tax ba am lëkkaloo gu ñeel mbirum renseignement lëkkale gi am ci diggante Sénégal ak États-Unis kon tax ba ñaawteef googee naroon dal ci ab hôtel fii loole ñu moytu ko tax sax ba ambassade bu États-Unis fii ci Dakar démb kon am ab bataaxal gu mu génne di sax xamle kon américains yi nekk fii ci biir Dakar ñu gën a moytu yokk seen karange te daal gën a fagaru bokk na ci sax personnel américain nga xam kon moo nekk ci ambassade googee bañ a teg tànk ci l'hôtel yi nga xam ni kon ñoo jege géej gi fii ci Dakar ba kon lu ko jiitu ay bés ga nga xam ni mooy njëkk ci weeru mois de décembre. li ñu wax ba tey karange ñeel suñu frontières yi ak liggéey ga nga xam ni autorité nationale biosécurité mu ngi koy amal lëkkaloo ci ak it taxader yi muy force et défense de sécurité démb nag kon am ab lël boo xam ne ni ñu ngi ko doon door jagleel ko police lépp nag jëm ci xeex li di drogue waaye bant ga nga xam ne ni dinañ koy faral di dagg ci àll yi te di koy bañ di teg ci nga xam ni mooy sàtt yi ñu tëral fii ci biir réew mi buñ ci jugee nag douane ak gendarmerie geneen bis dinañ teew ngir liggéey googee ñu gën leen ka xamale dañ ci teewlu seenu kase ga nga xam ni kon mooy directeur exécutif bu autorité nationale biosécurité. lépp li nga xam ne dafa nekk ci wàllu règlement mu nekk ci kayit ñu bu leen si tàggat pour bu ëllëgee ñu mun a jël décision appropriée loolu bu weesoo ñi ngi nar a tàggat ñeneen ñi nga xam ne ñooy nekk ci frontières yi pour won leen ni nga xam ne nañuy war a defee contrôle bi comme ñoom it doonut loo xamante ne ni lu bees la si ñoom ndaxte ci même procédé yi maanaam ci même yoon woowu la ñuy xoolee affaire drogue beeg yu demee ne ko noonu donc ce sont les mêmes procédés donc du doon loo xamante ne lu jafeñ lay doon si ñoom donc ñu ciy gërëm itam kilifa police yi nga xam ne ñooñu ko yombal te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk benn ndab bu ñuy sotti. président de la république moo ne woon lépp loo xam ne dañ koy defati ngir xeex loolu maanaam bant yi nga xam ne dañ koy dagg ak di ko kii ci booru Casamance ak yooyu mun nañu boole suñu doole yi maanaam police gendarmerie ak ministère de l'environnement directeur yi parquet yi mu ngi ni directeur yi eaux et forêt yi waroon na fi nekk ñoom ñëpp dañu doon bokk di def mission te dañ doon gis résultats yi ñu ci doon am ñun tamit loolu moo tax ñu daal di xelal ko suñu bopp daal di koy tàmbali dem ci waa police bi ak yeneen autorités yi ñoom it ñu nangul ñu ko donc ñu di leen si sant. wax lu soxal politique ak woote ga nga xam ni njiitu réew Macky Sall defoon na ko waxtaan googee nag UJTL jàpp ni munta am tànk kii di Karim Wade ak Khalifa Sall daal newuñ ci jàmm ndaw yooyee nag démb ci seen ndaje ak taskati xibaar yi yokk ci ne bëgg nañ daal kilifa yàddu soxal statut opposition bi Toussaint Manga doon secrétaire général bu UJTL lañ ci teewlu ci micro d'Issa Prera Youssou Baro. Macky dafa woote dialogue ci dialogue bu mu wootee ñu koy demandé mu respecter constitution bi d'abord constitution bi dafa am lu mu bind ci constitution bu ñu voté en 2015 mooy maanaam statut de l'opposition statut de l'opposition boobu Macky da ko war a respecter lan moo waral bu ñu voté constitution bi ba léegi Macky bëggul conférer opposition statut am balaa ngay wootee dialogue bëgg a opposition am na loo xam ne yoon da ko bind ci constitution bi ne opposition am na statut da ngay respecter loolu d'abord mën na nag xam koy waxal ci opposition bi mën na xool noo demee dialogue tey ñuy wax rek ni boo bëggee woote dialogue boo xam ne yow ba nga cere waxtaan loo xam ne moom la ñuy demee élection 2019 dialogue boo xam ne yow Karim toogul Khalifa Sall toogul loolu jàpp naa ne dialogue boobu amul sens parce que dialogue boo xam ne da ngay dem 2019 élection da nga war a toog ak ñëpp ñoo xam ne ay acteurs lañu ci élection yooyu acteurs yi nag tey Sénégal mënoo génne Karim nga xam ne mooy candidat PDS nga xam ne mooy plus grand parti opposition fu ñu toll nii mënoo bañal Khalifa Sall mu fekkee dialogue boobu parce que jàpp nañu Khalifa tey jii nii yàlla xaw na ko may as tuut ci nit parce que moo ñëw ak coalition en troisième position élection yu ñu jógee loolu lañ koy wax ñu ne ko Sénégal mënoo fi bëgg a falwaat bëgg a contourner ses adversaires politiques. amay salle de classe yu doy bokk na ci it ndox ma nañu koy jotee yomb waaye am ab mur goo xam ni dinañ ko tëral foofee ci lycée bu Kounkandé ngir njàng mañ fay amal doon lu mucc ayib Kounkandé ko nekk ci route nationale numéro 6 ca département bu Vélingara ci leeral Abdoulaye Diallo. te nekk ca kaw route nationale numéro 6 lycée bu Kounkandé day jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar. lycée bi amul mur bu ko ëmb. yokk ci tamit ñàkk ndox fi ñu nekk nii sori na trop
amuñu branchement ndox yokk ci tamit ñàkk ndox fi ñu nekk nii sori na trop amuñu branchement ndox liñ fi am di si naan ab teen la te teen bi bu ñu demee dawlee salle de classe yi am te ni doyuñu li fi nekk vraiment doyul amuñu bloc ce qui fait que xale yi def science S2 dañuy jàng fii ba jóge fi duñu manipuler bagages yi am te ni ñu ngi fi te pour ñoom la. bon ci lycée bi am nañu problème ndox bu set ça c'est un. Deuxièmement on est ci lycée bu ñu am dañu nekk tout à fait au fond non seulement deuxièmement dañuy amuñu bloc administratif amuñu ay latrines amuñu ay classes. Tu retrouves des salles de classe qui contiennent 70, 72, 76 élèves par salle de classe. Donc xam nga ne loolu baaxul pour jàngale bi dox. boobu difficulté bu gën a tar bi moom infrastructure bi la ñu ski. ngir indil ndimbal wàllu njàngale mi ca boobee gox seeni mairie moo baaxee daaray tubaab yi ay jumtukaay lu mel ni ay kaye ak yi ñu àndal ak ay jumtukaay xarale yu bees. ci wàllu surtout ci wàññi leen coono yi ñuy daj loolu tax ne commune bi ci coobareem ne nañu def ren nañu yokk seen loxo pour jàppale jàngalkat yi yàlla def ci jàmm nag ci wàllu liggéey kii ni ñuy liggéeyee ñu ne nañ leen jox matériel informatique ak fourniture scolaire pour élèves yi. tout à fait dina am njëriñ nag surtout si ñun parents d'élèves yi ñun ñi nga xamante ni dañu am ay difficultés pour ubbitee jàng tey bi ñu jox suñuy doom ay cahier pour ñu jàng parce que bon ak ndóol bu ñu àndal. Actuellement élèves yi dañu jël cahier yi ñu doon utiliser daaw yooyu la ñu utiliser ci ouverture école bi pour la première semaine. lycée bu Koungheul mooy lycée bu njëkk ci wàllu résultat baccalauréat ci biir diwaanu Kolda ca at bi weesu daanaka ci téeméer candidat yu ne lu ëpp juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ñoom amoon nañu seeni lijaasa. Abdoulaye Diallo wax ci collectif bi ëmb ay entrepreneur am liggéey yu ñu doon amal di ay éducule publique jëm ci ay bërëbu gànnuwaay ci région yi nekk fii ci biir réew mi ñoom nag maire bu fut la ñu def ndaxte ñu ngi laaj nguur gi lu weesu ñaari milliards ci suñuy koppar ñu xam ni sa atum 2016 am liggéey gu takk gu ñu def jëm ci fànn googee li ñu bëgg nag rawatina dajeek njiitu réew Macky Sall ngir yeggee ko seen i tawate kon saafara daal mun cee am Habib Faye Mardien. milliards yeleen l'état bu Sénégal yoreel jamono ci gannaaw ba ñu liggéeyee douze publiques yi mbokk yi kon di jégalu ci dog-dog yooyu nga xam ne am na kon jëm ci mbirum technique di ci jégalu bu baax a baax kon xibaar yi li leen ko waxee woon sànq rek jëm ci entrepreneur yooyu nga xam ni kon ñu ngi laaj kilifa yi lu weesu ñaari milliards su suñuy koppar ndaxte am na liggéey gu takk gu ñu amal jëm ci ay éducule publique di ay bërëbu gaanukaay fii ci biir réew mi ñu bëgg nag dajeek président Macky Sall ngir waxtaan ak moom lépp loo xam ni jëm na ci seen i tawat ñu mun cee andi saafara kon dañuy teewlu reportage yi nga xam ni kon Habib Faye def na ko ak Marie kon si ci xibaar googee ñu wax it tàggat yaram ak it gaynde door gi nga xam ne ni dinañu ko amal ñaar fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bii di ñëw ca stadium Marius Ndiaye 12e gaynde bi nag mooy amal lu ni mel ndax nee na bëgg na sargal njiitu réew mi Macky Sall lu soxal match ga nga xam ni kon Sénégal mu ngi koy waajal digganteem ak Afrique du Sud ñu war ko amal fii nee nañ bëgg nañ bu bis ba ci stade ba foofee lépp loo xam ni kon nañu koy gis jëm ci couleur vert jaune rouge lépp kon ngir màggal réew mi waaye it delloo njukkal gaynde yi kon pousse leen ba lañ bëgg jëm ci qualification ca mondial ca Russie loolee mun a antu kon mbokk yi lii lañ leen andiloon ci xibaar di leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias geneen xibaar kon bu benn waxtu lay jotee ci yaatal di leen di gërëm di leen sant.
gërëm ko bu baax moom Birame Diouf moom la ñu àndaloon ci xibaar yu gàtt yi nekk xibaar yu njëkk ci télévision Futurs Médias Mame Birame balaa ngay dem vieux bu nekkee kon élément yi kon yemb na ñu ànd ak yéen ci li yéenekaay xëyee tey dañu koy dooree ak yéenekaay yu groupe Futurs Médias di l'Observateur ci xëtam ne menace terroriste à Dakar un projet d'attentat donc déjoué si biir l'Observateur mun nañu rek daal di lire comment le renseignement a été informé du dessein terroriste la cible un hôtel dakarois le commando de 3 individus formellement identifiés loolu mi ngi nekk kon ci xëtu yéenekaay bi di l'Observateur enquête yéenekaay Mame Birame wax lu jëm ci wàllum terrorisme ba léegi wax ci la mise en garde américaine ci xët bi ñu daal di wone bopp kon kenn ci terroriste yi daal di koy rek def image d'illustration loolu mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di l'enquête mun ngeen ko am tey ji direct info moom photo Macky Sall la daal di wane kon ci xët mi ñu wane ko kon muy daal di tàllal loxo ne nañ annoncé le 3 novembre 2017 à Touba Macky fera-t-il foule c'est la question donc de direct info à lire dans sa parution du jour Rewmi Quotidien moom ñu gis ci photo kon Khalifa Sall ci bopp bi ñu ne détournement de 25 millions de francs CFA à la mairie de Dakar l'APR saisit l'OFNAC et exige une délégation spéciale au niveau donc de la mairie de Dakar mun ngeen ko lire ci xëtu yéenekaay bi di Rewmi Quotidien L'As yéenekaay moom tamit wax lu jëm ci wàllum attentat terroriste bi nga xamante ni ñu ngi ko rek daal di wax fii ci Ndakaaru ak alerte bi nee na les États-Unis captent une menace terroriste crédible contre le Sénégal alerte rouge sur Dakar avec des lettres donc ñu bind en rouge ci xëtu yéenekaay bi di L'As Le Témoin quotidien moom itamit wax ci alerte bi nga xamante ni am na fii Dakaru nee na alerte sur une prétendue menace terroriste au Sénégal Monsieur les Américains foutez-nous la paix loolu kon yéenekaay bi di Le Témoin kon daal di wax ci xëtam Libération ñëw ci guéguerre wari free autour de la licence Tigo Macky Sall s'en lave les mains moo nekk kon ci xëtu yéenekaay bi di Libération Vox Populi moom itamit daal di wax ci menace imminente signalée par l'ambassade des États-Unis alerte terroriste sur Dakar mu nekk kon xibaar bi gën a fës daanaka ci yéenekaay xëyee tey Les Échos itamit daal di wax mbirum alerte de l'ambassade des États-Unis Dakar sous menace d'action terroriste mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di Les Échos 24 heures le quotidien ñoom ñi ngi sekk waxtaan bu yaa ak kii di Mamour Cissé nekk secrétaire général bu PSD jant bi moom lu mu wax ci biir kon waxtaan bu mu sekk ak suñu naataangoo yi mooy Aly Ngouille disqualifié pour organiser la présidentielle voilà mi ngi ci yéenekaay bi di 24 heures voilà quotidien kon ñu jeexale ak Dakar Time la ñuy jeexale ci xët bi xëtu Dakar Time ñu ne cité des affaires sur le site de l'aéroport une grosse erreur des salles c'est à lire dans le journal Dakar Times voilà c'est tout pour li nga xamante ni moom mooy li yéenekaay xëyee tey donc avec la complicité de la régie dañuy rek dem ba Touba Mbacké fekk fa Mouhamed Jo Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax jéem ba sëy bu baax naka suba si naka ngeen yeewoo ca Touba. Jo Diop. oui. ma ne naka ngeen yeewoo ca Touba. ma ne ñoo ngi ci jàmm bu baax a baax yeewu ci jàmm ak salaam di seetaan télévision Futurs Médias. jërëjëf Jo Diop alhamdulilah alors tey li xew ci Touba li ci gën a fës ci xibaar bokk na ca wàccaay yi nga xamante ñu ngi koy amal pour màggal bi ñu dëgmal ci ndorteelu weerum novembre incha allah. incha allah loolu bokk na ci kon thème yi nga xamee ne kon nar nañ ko développé muy wàccaayu màggal bu Touba nga xam ne weeru novembre ci fukki fan yu njëkk yi ci lay am loolu nag ki nga xamee ne mooy président comité organisation bu màggal bi di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr am na programme boo xam ne jot na ko décliné ci fan yee ñu weesu ci ab conférence de presse boo xam ne mu ngi ko doon amal loolu bokk na ci
set setal boo xam ne mu ngi nar a am dimanche bii di ñëw incha allah ñoolu nag communauté Baye Fall bi ñoom ñoo ko nar a amal ci biir dëkk bi ngir setal li nga xam ne mooy dëkk bu sell bi di Touba bu ñu noppee ci loolu premier safar ñoo ngi koy njort mu ngi doon suba war nañ amal lecture Coran maanaam alxuraan ci suba si ci njiital Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci ngoon si également war nañu amal njàngum xasaayid ci biir dëkk bu sell bi di Touba ci njiital ki nga xam ne moom mooy kon kilifa yi nekk ci biir diwaan bi ci wàccaay yooyu ba tey am na set setal boobu ndimbal boo xam ne société bii di Ecotra Sénégal amal na ko ci ay matériel ngir jàppale ko ci commission d'organisation bi ci wàllum assainissement bi loolu réception matériel boobu ñoo ngi ko doon amal niki démb ci diwaan bu Touba loolu moo ngi nekk 50 camions Dieynaba ak ay bulldozer ak ay matériel de terrassement ngir lépp li nga xam ne mooy nid de poule ci biir dëkk bi ñu mun ko fàtt bu baax a baax kon démb lañ doon amal cérémonie boobu ci xibaar yi ba tey bokk na ci xalifa général des Mourides ndigal bi mu jox ñi nga xam ne ñooy daayira yi ñëw doon ziar si ñu may ko ba fan ci weeru safar bii di ñëw ndax kat dafa bëgg ñëpp dem ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ci wàccaayu màggal bi loolu ko fësal barke démb Serigne Cheikh Thioro Mbacké di porte-parole moom moo ko doon xamle di xamle kon ne ziar yi dañ koy suspendre ba fukki fan ci weeru safar bii di ñëw ñu jeexale ko ak Ocass bu diwaan bu Touba ak commerçant ya fa nekk di mer bu futu li ko waral moom mooy camion gros porteur yi nga xamee ne kon nee nañ nekk ci biir marché bi te amuñ sañ-sañ bi camion gros porteur yooyu boo gisee muy andi njàqare ci ñoom ndax kat dañuy stationné seen bunt place lu mot journée bu lëmb ba tax na commerçant yi ak seen client duñ mun a accéder bu baax a baax ci li nga xam ne mooy seen cantine ba tax na dina créer un énorme manque à gagner lii moo nekkoon li nga xam ne moo gën a fës ci ay xibaar yoo xam ne taataan nañ ko ci biir diwaan bu Touba ak Mbacké ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant jéene ko Seydou Ba. merci Jo Diop nuyu ñu waa Touba bu baax a baax ne leen nag groupe Futurs Médias dana am taxawaay bu am solo ci màggal bi ñu dëgmal comme na mu koy defee